بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar gannaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak waa këram yi ak saxaaba mi ak képp ku leen topp ba yawma diin audio bi nga xam ne moom la atiyee nii ba ma ko wàccale ba pare Cheikh Baye mooy wax ci audio bi mooy Cheikh Baye Niass. téere bi gën a rëy ci ahlu sunna mooy saxiixul Buxaari moo ci gën a rëy moom mooy jëbal bi foofu la ñu waxee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaazu billah daan na jaxasoo ak jigéen fukki yoon ak benn ci suba fukki yoon ak benn ci guddi 22 fois par jour. sànq si bëccëg laa jot audio bi moom ak audio yi nga xam ne moom laa wàccale woon sànq ñoom la àndal woon mais soo gisee ma taaxiri woon phrase bii nii parce que dama ko talab woon firinde di ko taxaddi di ko taajiz pour mu indil ma waxu ji nga xam ne moom la wax ni ci Sahih Bukhari su ngeen dégloo audio bi da ngeen fekkee muy wax ne ci Sahih Bukhari lañu waxee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na jaxasoo ak jigéen fukki ak benn yoon ci suba ak fukki ak benn yoon ci guddi mu daal di wax ne 22 fois par jour wax jooju laa ko ne nag ma ko indil ci Sahih Bukhari toogu naa bu ab diir gisuma lenn loo xam ne da ko indil ci waxu jooju kon ki nga xam ne moo nekkoon sama diggante ak moom ma ne ko instant bi dama jàpp mais après man dinaa ñëw waxtaan ci audio bi leeral ne lépp lu waa ji di wax ab fen la rek daa ñeme yàlla rek kon dafa mel ne waxtu boobu incha allah mu ngi waaj a jot instant bi maa ngi dem julli gee su ma ñëwee bi idinillahi taala man dinaa am lu may taaliq si waxu jooju incha allahu taala kon loolu moo tax ne ma leen bëggu tambi ko bëggu topp waxtaan bi après nga topp ko incha allah ku amul jot tamit soo ko mun a déglu après nga déglu ko ku amul temps tamit déglu ko tamit la baas mbokk yi kon xam naa mun nañu dugg ci waxtaan bi comme ni ma leen ko waxee audio Cheikh Baye boobu noonu buy wax ne ci Sahih Bukhari lañu waxee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal na jaxasoo ak jigéen fukki ak benn yoon ci suba fukki ak benn yoon ci guddi ñu ne ko nañu indi firinde bi nañu indi hadis boobu nga xam ne wax na ko muy ci Sahih Bukhari te du ko musa indi kon comme wax nañu ne na ko indi te gisuñu fenn mu indi waxu jooju ñun dinañ ñëw di leeral bokk na ci li ñuy leeral mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ko yónni ci ñun pour mu ñëw jàngal nit ñi seen diine pour nu ñuy munee jaamu yàlla subhaanahu wa taala ko ni ko yàlla bëggee kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundam yépp dafa nekk ci leçon ci jullit ñi lépp lu mu yonent di def alayhi salaatu wasalaam moo xam ne sa dem na su ay mbiram yoo xam ne mbiram xaasala dañ ko jëlee ci moom di ko bindi am na ñu mokkal gannaaw ba yàlla wax subhaanahu wa taala
di ne yonent bi mooy seen royuwaay laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana moo tax ne lépp lu yonent bi def alayhi salaatu wassalaam si diine bi dañaa sàkku si ñun pour ñu roy ko sa roykaay nag pour nga roy ko il faut nga topp ko lépp lu muy def si dundam pour nga mun a ko roy loolu moo tax ne mbir yu bare soo demee si téere yi da ngay fekke ne ñu koy nettali si yonent bi alayhi salaatu wassalaam parce que ab jëfam yëpp leçon la si ñun moo tax ne am na wax yoo xam ne su fekkee ne zanaadiqa yi waxuñu ko ñun duñu ñëw di wax mais comme zindiq wax na rek bëgg indi chek sakkaloo nit ñi seen diine kon ñun tamit dafa ñu war ñu ñëw leeral parce que ahlu sunna daa iman ñoom ñooy leeral lépp loo xam ne ab saay-saay di ko jéem a yàq si diine bi kon loolu moo tax ñun saa yu ñu gisi saay-saay bu mag bi mooy Cheikh Baye muy yàq dara si diine bi ñun dañuy gis ne dafa ñu war ñu ñëw toog ak yéen pour leeral ko kon loolu rek mooy sababu bi nga xam ne bëgg nañ ñëw leerale mbir yooyu tey incha allahu taala. léegi comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy suñu roykaay loolu moo nekk sabab julli ni yitte lépp loo xam ne moom mooy mbirumu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem nañu balaa muy juddu sax ba muy judd balaa ñu yónni ko ba bañ ko yónnee ba muy faatu amul kenn koo xam ne dañ koy fekke ci taarixu àdduna nit ñi yitte ab dundam comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam nu nit ñi yitte wax ay dundam kon su fekkee ne benn zindiq dafa jógee ñëw fekke benn xadis mu ngi ci Buxaari walla feneen ci téere jullit ñi ñu bindi ko ngir jàngal nit ñi seeni diine mu bëgg gëmloo nit ñi ne loolu ab njoombe la wax dëgg yàlla kooku dafa bëgg jàpp ne yéen seen diine mooy njombe xanaa de ko ñemeetugul wax moo tax ne mu yubale ko ci sunna loolu moo tax ne wax ju défendre rafida yi ak chia yi moo ko tax a jóg ba muy waxu ju ñaaw boobu noonu di bëgg ñaawuloo mbir yoo xam ne ab borom xel soo ko dégloo da ngay xam ne loolu du ab lu ñaaw masalan yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla wax nañu ci alquran di ñu xamal ne yonent bi alayhi salaatu bashar la comme ñëpp différence am ak nit ñi mooy yàlla ko yónni qul innama ana basharun mithlukum yuuxa ilayya boobu noonu mooy différence yonent bi diggante yonent bi ak ñun moo tax ne mu nekk royukaay bokk na ci mbir yi nga xam ne nit ñi dañuy war a roy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy mbiru mu sëy diggante nit ñi ak seen soxna yi nit ñi jëfalante ak seen soxna yi mbirum mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak soxnam yi alquran moo ñu njëkk jàngal avant hadis yi ñëw bokk na ci aaya bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dafa ne yaa ayyuha nabiyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa allahu alayka wa banati ammik wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
kon yi aaya yi ni lenn la si aaya yoo nga xam ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi junju mbiru mu yonent bi alayhi salaatu ak soxna mi lu mu war a jëfalante ak soxna mi. ñu ñëpp xam nañ ne nit ki su takkee soxna am na lu war a sa diggante ak moom kon lépp loo xam ne mooy nekk diggante nit ki ak soxnaam kenn du lu wax ne loolu ab wax du ñaaw la. kenn du wax ne loolu wax ju ñaaw la xanaa koo xam ne dafa am nifaaq bu nekk ci xolam bu ko génnee jëlee affaire boobu di ko ñaawal. wax naa ko ci benn waxtaan ma ne ko yàlla subhaanahu wa taala dafa daganal nit ci sa soxna ngay def ak moom lu la neex nisaa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum. nit ki sa toolu kenn du la wax ne ndax bëccëg nga war a ñëw fa wala guddi nga war a ñëw wala nooru wala nawet. léegi quel est le problème mais ab nifaaq day nekk ci xol nit mu bëgg ñaawul benn affaire boo xam ne ñaawul mais kon mbirum mu yonent bi alayhi salaam ak soxna mi alquran moo ko njëkke wax bépp xadis bu ñëw loolu dafa ñëw pour firi ñu leeral ñu lii alquran wax pour nit ñi dañuy roy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu rek moo ko tax a jóg du dafa dañaa suufeel yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala dañuy bëgg wax ci moom waxu ju ñaaw loolu waxu zindiq la mais loolu du dëgg. soo demee ci alquran gannaaw ba mu waxee ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla daganal na ko lu mu war a def digganteem ak soxnaam yi ak ni jigéen yi nga xam ne sax dañuy ñëw sax maye seen bopp jigéen di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu mu ne may naa la sama bopp loolu yëpp yàlla da ko daganal mu nekk xususiya boo xam ne ci moom rek la ko yàlla jégalal alayhi salaatu wasalaam mu daal di wax ne turji man tashaa'u minhunna wa tu'wi ilayka man tashaa wa man ibtaghayta mimman azalta fala junaha alayka ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل منهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. kon fii nii tamit yàlla subhaanahu wa taala mu ngi jox yonent bi alayhi salaatu wa salaam foo vert masalan suñ ko buggee waxee ne moom ni mu ne lu ko neexee lay doxalee ak ñoom tànne kee bàyyi kee su ko neexee mu jël bee bàyyil kee loolu la mais loolu yépp lan moo tax yàlla dafa pour mu satisfaire jigéen yooyu noonu. parce que ku takk soxna si dafa am lu mu soxla ci yow kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu muy def ak digganteem ak soxna mi ñun duñu xoolu yonent bi alayhi salaam mais ci soxna yi côté soxna yi la ñuy xool parce que ku am jëkkër bëgg nga ci moom mu faj say soxla kon moo tax ne yenn nii soo ko gisee borom xel bala ngay wax da nga war a xalaat lan moo tax ne lii sabab waxu ji nga xam ne moo nekk ci alquran ko tey su fekkee ne nekkul woon ci aaya alquran su fekkee ne ci hadis lañu la woon zindiq bu mag bi day ñëw balaa muy jële hadis boobu nekk ci Bukhari nee na mu ngi ci Bukhari te waxul dëgg moom moo jaxasoo hadis bi aaya bi lay ñëw wala moom ci boppam dafa ñemegul d'abord di attaquer alquran publiquement mais gis nga aaya yii nii bokk na ci aaya zanadiqa yi ak yi nga xam ne moom ñooy mooy mustashriqun yi ak ñu mel ñooñu suñuy attaquer l'islam genre aaya yi la ñuy jël compte parce que xamuñu lan moo tax aaya bi ñëw aaya bi genre aaya yi yàlla de ko indi pour yonent bi alayhi salaam satisfier soxna mi jox leen seen aq loolu moo indi aaya yi nii mais noonu l'islam yi mun nañ jël aaya yi la ñuy jël am na beneen mbir boo xam ne moom ci boppam Baye Niass junj na ko dinañ ci ñëw mooy mbiru mu
Zayd diggante yonent bi alayhi salaatu ak Zayd mais comme aaya si boppam moo cité loolu mu ne demal nga xool sababu nuzul bi mais ñi la gën a ñemee ñoom aaya bi lañ attaqué ñoom duñu wax si sababu nuzul bi parce que aaya bi moom existe na am na lu am la kon foofu ngeen ni war a xool ne waa ji ab zindiq la boo xam ne lépp lu tax ne nit ñi di bañ l'islam loolu lay def am na mbir yoo xam ne da koy junj joxoñu ko même su fekk parce que amagul fit taxaw di ko wax loolu moo koy yóbbu zaare yi nii mais ñu ngi lay xaar bés dina ñëw da ngay inkaari aaya yi xanaa di ngay wax ne bani umawiya ñoo dugale aaya yi si alquran loolu mun nga ko wax léegi su ñëwee si waxu ji nga xam ne moom la Cheikh Baye wax nee na mu ngi si Bukhari te waxu naa ko ne waxul dëgg amul benn xadis bu nekk sahil Bukhari buy wax ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam day jaxasoo ak jigéen fukki ak benn yoon si suba ak fukki ak benn yoon si guddi loolu waxul dëgg loolu nekkul si Bukhari mais mus naa leen ni wax ne ñii booyi suufiyanke yi nii des fois dañuy jël baati arab di ko firi benn façon firiñ boo xam ne benn façon dañ ko firi si wolof si firiñ boo xam ne baati arab bi du ko mun a indi mais malheureusement parce que ñi nga xam ne ñoo leen di déglu ñoom duñu xam yooyu masalan moom Cheikh Baye si boppam moo gën a xam ne lu mu wax si hadis bi si wolof loolu doo ko fekkee si Bukhari mais soo demee nga ne ko nga xoñ ko nga ne ko indil dina la indi benn hadis boo xam ne pour wan na nit ñi ne moom lu mu wax ne am na mu ñëw di politique di analyser te nit ki soo nee mu ngi si téere sangam nee na nii lañu wax loolu ab nas la mais su fekkee ne da nga fekkee nas si jàmbooru waxu jàmbooru si benn téere nga faxamu ko sa faxam personnel ak sa xol bu bon bi yi nga yore ak jikko ju bon bi nga yore nga bëgg firi hadis bi loolu sa problème la sa affaire la mais loolu yoonu muhaddis bi nekkul si loolu su fekkee ne moom fekkee na si Bukhari muy wax indi benn hadis boo xam ne dafa leer nañ boroom xam-xam yépp xam nañ ne hadis bi lan moo ko tax a jóg moom mu ñëw di jëlee hadis boobu firi ko bànneex bakkanam wala firi ko firi bu bon parce que xolam moo bon loolu affaire am la mais lu tax mu def loolu parce que dafay fen parce que xam na ne su fenee ñeneen ñi dañ koy gëm bés bu ñu ko ne ana hadis bi dina lay indi benn hadis même su fekkee ne hadis bi laa yadullu ala ma qaal mais parce que ñi nga xam ne ñoom lay waxal ay jaxala lañu ñuul si gën a ëpp ñi xam tuuti si ñoom duñ ko wax deet moo tax ne hadis bi nga xam ne moom laa wàccale ni kan mooy wax ne si àdduna dine hadis bi dafay wax ne yonent bi alayhi salaam day jaxasoo ak jigéen fukki ak benn yoon si suba ak fukki ak benn yoon si guddi anamu wallahu almustaan léegi suñu demee si Bukhari mooy hadis bi nga xam ne moom laa wàccale nii dangay fekkee ne Bukhari indi benn baabu mu ne baabun ida jamaa summa aada wa man daara ala nisaihi fi guslin wahid xam nga borom xam-xam yi dañuy wax ne fiqhul Bukhari fi tabwibihi Bukhari nu muy tegee buntu yi noonu la déggee hadis yi c'est-à-dire nu mu déggee hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu lay tegee buntu yi mais ça ne va pas dire que des fois buntu boobu noonu il faut mu nekk nas boo xam ne moo nekk ci hadis boobu mais moom da koy déggee noonu mu daal di tekk buntu léegi su fekkee ne Bukhari dafa ne baabu la boo xam ne nit ki su seeyee ak soxonam mu bugg seeyaat lan lay def ak koo xam ne dafa
dafa sëy ak jigéen yam mooy mu sëy ak soxnam yu bare pour ngir mu sangu benn yoon hadis bi loolu moo ko tax a jóg comme dama leen wax ne yonent bi alayhi salaatu jëfam yëpp lépp lu muy def dañ koy jàngat leçon la pour ñun loolu moo tax ne hadis yi dañ koy fekk ci téere yi parce que ab leçon la bu fa nekk moom la ñuy jàngat yonent bi alayhi salaatu day def ay mbir yoo xam ne pour mu jàngal nit ñi wa huwa musharri'un moo tax ne Bukhari indi léegi si buntu bi ndax nit dafay inkar nit mun na sëy ak soxnam mu sawar loolu bugg defaat léegi su fekkee ne hadis yi nekkul fii nii lan lay def te amul benn góor boo xam ne bu wér laa wax de góor bu wér ba ngay wax ne man ak moom ak sama soxna benn yoon laa koy def benn yoon laa ki si guddi munoo wax ne loolu chaque jour yow benn yoon ngay def kon su fekkee ne koo xam ne sëy na buggu sëyaat léegi lan la war a def en tant que jullit kon loolu moo tax ne genre hadis yi ñëw moo tax ne Bukhari indi hadis bi si baabu bi ak koo xam ne am na ñetti soxna am na ñeenti soxna bëgg leen neexal kenn ku nekk si ñoom lan la war a def ndax dafa war a sangu benn sangu wala saa su ne dafa war a sangu loolu moo tax a jóg hadis yi loolu moo ko tax a jóg mais du ab caaxaan moo tax a jóg hadis yi du ne dañuy bëgg ñaawala yonent bi alayhi salaatu ay jëfam wala kii nii loolu waxu zindiq la loolu c'est pas vrai hadis bi dafa ñëw pour jàngal nit ñi képp ku am soxna da ngay xam ne waxu jiini logique la c'est normal hadis yi am comme ab zindiq rek mooy ñëw toog fii di haddine hadis yi dañuy wax ci yonent bi alayhi salaam ay njombe la wallahu almustaan hadis bi nga xam ne moom lay junju noonu soo demee si Bukhari indi na ko si palaas yi bare bokk na si ñeenti palaas yi sax si ay abwaab am na ñeneen yi tamit indi nañu hadis bi si ñaari tariqa la ñëwee am na boo xam ne tariqat Anas la am na boo xam ne tariq Aïcha la radiyallahu anha xam nga ñun ahlu sunna toujours li ñuy wute ak ahlul baatil ñun waxu su ñëwee jógee ci alquran wala ci sunna dañuy xool dajale pour ñu génnee ci benn résultat bu mucc ayibu la mais ahlul baatil yi loolu duñ ko def ñoom dañuy gis benn affaire rek jël ko ak moo ko te moo tax ne ulamaul hadis ñu indi benn qaida al baab ida lam tujma turuqu lam yatabayan xata'uhu soo buggee xam lu leer si hadis si buntu bi dajalee riwaaya yi ñëw si buntu bi nga xam dëgg lan la ñuy wax moo tax moom li ko nax si hadis bi mun na la wax ne ñaari lafdu moo ko nax si hadis bi mu bëgg firi mbur ñaaw parce que xolam moo ñaaw jikkoom moo baaxul sinu hadis bi ku ko xam da ngay xam ne waxu sax si jëmul sax si yooyu soo ko mën a ta comprendre demal si yeneen riwaayaat yi nga dajale leen loolu da leen a xam ne hadis bi lan la jubul baabu bi nga xam ne moom lañu leen indi fii hadis bu njëkk si baabu bi mooy hadisu Aïcha la bu muy wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam suy dem si aj masala moom daal na ko parfum daal di yonent bi alayhi salaatu di parfum ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na fa yatuufu ala nisaihi summa yusbihu muhriman yandaxu tiiban
mu ne moom yonent bi alayhi salaatu daal na wër ay soxnaam yi daal wër ay soxnaam yi après mu daal di xëy fekkee moom dugg na si nusk mooy muhrima mu aramal ba pare fekkee mu ngi parfum bi di xeeñ si moom loolu mooy xadis bu njëkk bi nga xam ne moo ñëw si baab bi beneen xadis bi ñëw si baabu bi moom xadis boobu la itimaad bu ko firi bu ñaaw mooy xadis anas bi lan la wax mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaduuru ala nisaa'ihi fi saa'ati al-waahida min al-layli wan-nahaar wa hunna 11 léegi dina yonent bi alayhi salaatu day wër ay soxnaam yi si waxtu benn waxtu fi saa'ati al-waahida benn waxtu bu xam ne guddi la wala bëccëg la moo xam ne guddi la wala bëccëg la moom Cheikh Baye xam nga lan la firi mu ne 11 mara parce que lan moo tax mu ne kaana nisaa'u 11 comme jabaram yi fukk ak benn la ñu wax fii nii kon moom moo ñëw di wax ne yonent bi alayhi salaatu day jaxasoo ak jigéen ñi fukk ak benn yoon si suba fukk ak benn yoon si guddi te waxul dëgg day fen hadis bi aslam tuddul si suba nahaar la wax te nahaar mooy bëccëg kon ana waxu dofu boobu bi nga xam ne moom da ko indi si hadis bi lu dul zendeqa bi nga xam ne moo nekk si xolu waaj di bëgg ñaawalu mbir wallahu almustaan léegi ana si su waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay wër si ay soxnaam yi si benn waxtu fi saati alwaxida benn waxtu si guddi wala si bëccëg parce que waaw fii nii nekkul ne loolu la mbir la boo xam ne moom da koy def si suba def ko si ngoon non loolu c'est pas vrai loolu nit ku bon mooy firi hadis bi noonu parce que loolu su fekkee dem na si yeneen riwaayaat yi du waxu jiini beneen lafdu bi ko ndax ba muy bëgg wax ne dañuy jaxasoo ak ñoom day jaxasoo ak moom mooy Qataada tamit lu mu wax mu ne dañuy laaji Anas ñoom nee nañ yonent bi alayhi salaam dañ ko jox doole 30 personnes mu ne loolu tamit si jimaa lay wax naam si jimaa lay wax loolu kenn werante aussi mais waxuñu la ne da koy def si suba ak ngoon mais dañ la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal na def loolu te benn sangu lay def parce que yooyu si yeneen riwaayaat yi la ñëw si benn sangu lay def c'est-à-dire su demee si waru si soxna yi day sangu benn yoon kot du demee su demee si diw mu sangu wala su demee si diw mu sangu wala su demee si diw mu sangu déedéet benn sangu lay def kon benn sangu loolu mooy atte bi nga xam ne hadis bi loolu lay joxe hadis bi loolu noonu la ñëwee kon fii amul lenn loo xam ne nit da koy jàpp ne lii ab lu ñaaw la si yonent bi alayhi salaam lu dul ab zindiq moo tax ne soo demee si yeneen abwaa yi nga xam ne Buxaari indi na ko bokk na si baabu aljunubu yaxruju wa yamshi fi suuq wa gayrihi foofu noonu indi na ko Anas ba léegi mu ne kaana yatuufu ala nisaa'ihi fi leylati li waaxida wa lahu yawma idin 9 niswa bi lay wane ne waa ji lu muy fenn di wax ne guddi ak bëccëg c'est pas fajar su suba ak kii ni c'est pas vrai waxu ji dafa ñëw foofu noonu mooy da koy def si bëccëg da koy def si tamit si ngoon
mais pas comme chaque jour su ko defee ngoonu ak guddi tamit da koy def loolu sa faham bu bon la si faham bu bon la kon loolu mooy lay wan nen am na beneen ne baabu bu ñëw tam baabu kasrati nisa ñëw na foofu encore mu ne kaana yatuufu ala nisaa'ihi fi laylatin wahida loolu riwaayoo na dafa ne walahu tis'u niswa am na beneen baabu bu muy wax ne tamit baabu man taafa ala nisaa'ihi fi ghuslin wahid mooy buntu bi nga xam ne dafa ànd ak soxna mi si sangu benn sangu kon ahadis yi li ko tax a jóg mooy nit koo xam ne dafa sëy ak soxna ñaari yoon wala ñetti yoon ñaata yoon la war a sangu mooy koo xam ne dafa am janaabu ñetti yoon est-ce que ñetti sangu nga war a def wala benn sangu nga war a def hadis yi loolu moo leen tax a jóg mais pas comme dañuy wax ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam fukki yoon ak benn lay def ci suba mu ak soxna mi mu ñëwaati ngoon tamit fukki ak benn yoon 22 fois par jour comme Cheikh Baye nu mu ko waxee ne dafay fen waxul dëgg mais su fekkee ne sax am na loolu du ñaaw lu lan moo ci ñaaw diggante nit ak soxna mi ak koo xam ne day jàngale nit ñi yow sa sëriñ yi ñaata soxna la ñu am dañ ko mën a compter waaye noppil waay kon mbiri mi noonu la demee Buxaari ak ñi mel ñooñu dañaa indi xadiis yi pour jéem a leeral nit ñi ne ku am janaabu ju bare li la war mooy benn sangu moo la war waaw benn sangu moo la war moo xam ne benn soxna nga def janaaba ju bare wala si soxna yu bare nga def janaaba almuhim li war si yow mooy benn sangu ngay def moo tax ne soo demee si Ibnul Battal dafa ne lam yaxtalifu al ulama fi jawaazi wata jamaati nisa fi ghuslin wahid ala ma jaa fi hadith Aisha wa Anas wa ruwiya dhalika an Ibn Abbas wa qalahu Ataa wa Malik wal Awzaa'i Ibnul Battal dafa ne boromi xam-xam yi wuute wuñu ne dine dagga na nit ki sëy ak soxna yu bare say soxna yi laa wax fekke muy sangu benn sangu si lan lii nga xam ne moo ñëw si hadis Aisha ak hadis Anas radiyallahu anhuma nee na loolu jëlee nañ ko si Ibnu Abbas loolu la Ataa wax ak Malik ak Awzaa'i mais hadis yi nga xam ne moo nekk fii si Buxaari mooy fa yatuufu ala nisaa'ihi est-ce que hadis boo dafay dëla noonu moom saa su ne su fekkee ne def na loolu dafay tourner si ñoom dafay jaxasoo ak ñoom loolu xam nga fan lay gën a leeral mooy riwaaya bi nga xam ne imam Ahmad ak Abu Daawuda ñoo ko sol jëlee ko si Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha muy wax ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam day tuufu si jigéen yi da leen ni jege mais min ghayri masiisin la Aisha wax kon xam nga ne tawaafu bi nekk fii nii dafa feeñi fale mu ne min ghayri tawaaf lu dul koo xam ne moom la war a fanaan après mu daal di fanaan si moom kon day dem si ñoom waxtaan ak ñoom mais même su fekkee ne du waxtaani rek lay def ak ñoom dañ la ne yàlla subhanahu wa taala moom moo ko boyali loolu mu def lu ko neex ak soxnam yi ak saa su ne amul benn frontière bu fa nekk dañ ko jox feu vert loolu alquran moo ko wax su ko neexee mu ne diw tey duma dem si diw moo tax ne boromi xam-xam yi nee nañu warul sax si moom du waajibu si moom mu seddale guddi diggante soxna yi yàlla de ko jégaleel loolu alquran la
kon xanaa soo waxee si hadis bi kay war nga wax si aaya bi. c'est-à-dire ab zindiq des fois day fàtte lu muy wax wala moo ko tayloo tey parce que xam na ne ñi muy waxal ñoom gëm nañ ko ba pare te duñ ko weddi loo leen lu mu leen wax rek dañ ko déggal fa loolu mooy musiba wallahu almustaan. léegi su ñu ñëwee beneen ne pàcc bi nga xam ne moom junj na ko si ay waxam mooy mbirum Zayd ibnul Xaaris. Zayd boobu noonu ba mu nekkee xale dañ ko jàppoon ñu ñëw jaay ko Makka. Khadija radiyallahu anha jënde ko jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent daal ko goral ñuy wax ne Zayd doomu Muhammad Zayd ibnu Muhammad. jamono jooju loolu dafa nekkoon na Makka nit mun nga jël doomu jàmbur kii ko adopté ko soo ko adopté tamit dañuy taxaw carrément di wax ne sa doom la waaw day nekk sa doom. l'islam dafa fekke ne ñu ngi wax loolu yonent bi alayhi salaam nee na ñu wax ne Zayd ibn Muhammad ba yàlla dogal Zayd boobu noonu mu takk ab soxna ba mu takkee soxna soo xam ne Zeynab la tudd Qurayshiyya la radiyallahu anha Zeynab bintu Jahsh. jamono dem problème dugg diggante Zayd ak Zeynab ba finalement Zayd gis ne dafa war a fase te yonent bi alayhi salaam muy wax ne bul fase loolu alquran moo indi yooyu wa id taqulu lilladi an'ama allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma allahu mubdih wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaydun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna ala almu'minina haraj fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna watara wa kana amru allahi maf'ula. li alquran la lan moo tax ne waa ji junj fi ni parce que fii point la boo xam ne képp koo xam ne yàlla mayu la tawfiq pour nga nangu ko dafay jafe képp kuy utiliser sa xel si ay nusuus pour nga nangu ko day jafe mais ñi nga xam ne am nañ tawfiq ñi nga xam ne nas moo leen yitte si ko xalaat ñoom xam nañ ne lii dara nekku si parce que yàlla wax na ko lu tax muy wax ne Zayd yonenti takk soxna Zayd pour ne bëgg yàq benn affaire boo xam ne moo fi nekk di jàpp doomu jàmbur def ko sa doom foofu la yàlla woon ne kon sa doom bi nga adopté du sa doom mais su takkee soxna tamit su ko fase yow mun nga kaa takk mais même ñun suñu dëkk yi tey dama doon wax benn waay ma ne ko gis nga am na mbir yu bari gis nga lu yàlla daganal su nit ñu bàyyee ab jafe-jafe la leen jural tey ñun suñu dëkk yi waxuma la sa doom bi nga adopté mais dañu leen sa xarit sax su labatee kenn yow nga ñëw si labat ko rek yow doo dañuy jàppe la loolu ak lu ñaaw la may ànd ak yow gudd ak bëccëg nga labat benn ndaw si mu recette la man su ma ñëwee si foofu ñu ne la non ab xaritam moo ko nangam surtout su fekkee da koo tàkk ba d'abord boo fase ko bés boo ne àdduna yëpp tukki ñu ne diw de ay jabar xaritam la tàkk xaritam ku mu fase moom la tàkk surtout koo xam ne moom dañ doon wax ne diw sa doom la sa doom bi nga adopté lii buntu bi la yeefeeri yu bare di ŋaññi l'islam ci porte bi moom dafa ñëw di joxoñu affaire Zayd bi parce que alquran la nekk ñëmatul taxaw d'abord di ŋaññi alquran mais yoonu boobu lay jëm parce que loolu am mbirum Zayd sax yaakaar ma ab jullit musta ñëw di bugg sikki sakkaloo nit ñi si loolu ba ngay wax ne li ñuy wax foofu si sababu nuzul
bala ngay wax ci sabab nuzul waxal ci nuzul kon ne xam nga ne ñeme ko wallahu almustaan kon mbokk yi xam naa fii la ñuy tëjee waxtaan bi soo gisee ñu def lii parce que toujours comme ni ma leen ko waxee ku bon su waxee il faut ñu ñëw di leeral bu dul yooyu am na mbir yoo xam ne ñun duñu ci wax mais comme zindiq bi wax na ci ñun il faut ñu wax ci pour jéem a leerale mbir yi nga xam ne dafay nekk subuha ci ñu bare surtout ñi nga xam ne xamuñu waxoon naa ko dama koy répéter Cheikh Baye waxul dëgg amul benn xadis bu nekk ci Bukhari buy wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam day jaxasoo ak jigéen ñi fukki yoon ak benn ci suba ak fukki yoon ak benn ci guddi loolu amul ci Bukhari su fekkee ne gis na ko na ko indi xam nga ab dof génnu ta wees nga wax sa waxu ju dof ñu ne la indil ñu firinde nga bëgg gëmloo nii ne kon soo gisee mu ne ma indil ma firinde moom jàngul gisu ko da ngay nax sa bopp man ñaata yoon laa la wax ne ma ne gis bés boo waxi jàppee ne yow li nga gis nit ñi gisuñu ko da ngay nax sa bopp mais bés boo jàppee ne tamit fi nga li ngay wax kenn munu ko xam da ngay nax sa bopp man benn question laa lay posé yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran mu ne wa qaalu lan yadxula aljannata illa man kaana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin yahudi ak nasaraani bu ñu waxee ne kenn du dugal jana ku dul nasara wala nga nekk yahud yàlla ne loolu mooy seen mébét mais wax leen indi leen dalil est-ce que yàlla ba muy wax ne nañ indi firinde ci seen wax ça veut dire que yàlla xamul ñoom dañuy fen man maa gën a xam ne yow Cheikh Baye da ngay fen mais dama bëggoon nga indi waxu joo xam ne yow yaa koy wax mais borom xel yëpp dinañ xam ne ndeketoo da nga doon fen loolu rek moo tax ne ma lay imposer pour nga indi dalil boobu noonu te alhamdulilah rabbil alamin ba léegi indiwuma benn xadis buy wax ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam day jaxasoo ak jigéen fukk ak benn yoon ci suba fukk ak benn yoon ci ngoon loolu amu fi wala nga indil ñu ko su fekkee ne li ngay wax dëgg la mais soo ko munta indi te doo ko indi abadan loolu man maa la ko wax xanaa nga ñëw indil ñu xadis boo xam ne fu muy wax ak fi ngay wax sa bokkul nga bëgg ko analyse sa façon analyse personnelle loolu moom yaa ko xam mais askanoo ko ci yonent bi alayhi salaatu wala askanoo ko ci Bukhari loolu ab kat ci kese la te loolu yàgg nga ko def wallahu almustaan am na loo xam ne waroon naa ko leeral dama ko xawoon fàtte ci ay waxam dafa ne hadis bi su fekkee ne yeefeer yi gis nañ loolu ñu kii ko nangam ñu bare dañuy murtad kii moom xam naa moom dafa murtad ba pare mooy saa su ne su waxtaanee rek ay affaire murtad lay wax ay affaire ridda nit ñi julli ñi ñu ngi murtad julli ñi ñu ngi nangam wallahu almustaan loolu yëpp dafay lay wane ne kii dafa am benn jaxala bu nekk ci moom ab reer ak sankute bu nekk ci moom te war na ko xam toujours dafay wax ne su ñu indee hadis ñu ne yéeféeri suñu gisee li yow da nga foog ne yow mënu nga ñu indi benn hadis boo xam ne yéeféeri gisuñu ko yaakaaruma ko de parce que xidima yu gën a rëy ci l'islam ci ahadisi nabi sallallahu alayhi wa sallam bokk na mu ojam mafaris bi nga xam ne ab mustashriqun ñoo ko defar ak miftah kunuzi sunna bi nga xam ne ab mustashriqun ñoo ko def mooy jële bépp lafdu boo xam ne ci ahadis yi kutubu tisaa voilà
ak yenn kii ni si siira nabawiya lafdu yooyu noonu dañuy indi seen alfaaz bindi ko yow nga bëgg gëmloo nit ñi ne nga bëgg jàppee ne yéeféer yi gisuñu hadis yooyu kon yow da nga xamul dara. soo demee si seen liggéey bokk na seen liggéey bu gën a rey encore si wàllu lislaam mooy bokk na si daairatu maariful islamiya loolu mustashriqun yi ñoo ko def tamit kon yow yaay toog fii di ñu wax ne yéeféeri suñu gisee lii yow yaa nekk si gan si hadis yi yonent bi alayhi salaatu salaam mais yéeféeri ñoom xam nañu bu baax te xam nañu hadis yonent bi alayhi salaatu salaam bu baax moo tax ne ñi bare si ñoom ñu tuub ñi bare si ñoom même suñu tuubul nangul nañu ne yonent bi alayhi salaam moo gën ñëpp. ay mustashriqun yi nga xam ne yaa ngi leen di dégg yaakaar naa ñi bare xam nañu Maurice Bucaille lan moo tax mu tuub Dini lan moo tax mu tuub Mohamed Assad ak ñeneen ñu mel ñooñu lan moo tax ñu tuub xam nga doo ñu wax ne alquran la ñuy jàng doo ñu wax ne si téere rafida la ñuy jàng daal téere sunna siira nabawi bi nga xam ne ahlu sunna ñoo ko bind si ñoom la jaar boo ñu gëm ne l'islam bi mooy dëgg. Thomas Carlyle bi nga xam ne ba mu xool ne ñi gën a baax si monde bi al abutaal ay champion yi monde bi si histoire monde bi ba mu ñëwee batalu nubuwa suñu yonent bi la jiital waa ji du jullit mais suñu yonent bi la jiital lu wax jooju noonu fan la jaar boo xam ne yonent bi alayhi salaam moo gën ñëpp ay axlaaqam ak jikkoom ak kii nii fan la jaar pour xam yooyu bu dul si ahadis yi. Michael Hart ba mu bindee téeram bi nga xam ne alxaaliduuna miya ñi gën a sax si àdduna di siiw ñeenti nit lañu kan la jiital foofu mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fan la Michael Hart jaar boo xam ne yonent bi alayhi salaam moo gën ñëpp bu dul si ay ahadis yonent bi ak ñi nga xam ne ay siira lañ ko bindi di si siira yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon nit su toogee fi mu ne hadis yi mooy tax ne nit ñi dañuy murtad da ngay fenn rek mais comme yow da nga juddoo si fenn màgg si fenn fas yéene si fenn moom loolu munoo takkale ak fenn mais saa yoo fenee incha allah ñun dina ñëw fii di la leeral say fenn wallahu almustaan